G20 dafa nekk kuréelu jàngalekat boo xam si ñaar fukki kuréelu jàngalekat ak juróom-ñaar la ñu dajaloo lënkale seen doole gis ni jàngalekat yi seen i jafe-jafe bari na te ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaaroon ne ñoom ñoo ko war a taxawuñ fi ñu war a taxaw ba jàngalekat yépp fi ñu toll ni découragé nañ moo tax G6 nag ñoom ñu leen di xamal ni loolee ñu nekke di dajeeg gouvernement bi di complot ci turu jàngale yi jàngalekat yi dakk na bis na ko tey parce que ñun G20 dañu taxaw tem pour la ñu déggoo woon ak nguur gi ca 2014 ñu doxal ko bu ñu bëggee jàmm suñu ko doxalul préavis bi su jeexee parce que loi bi moo ne boo déposé sa préavis de grève weer ngay toog doo grève weer woowu ñuy toog nag dañuy wër ci Sénégal fépp fu jàngalekat nekk ñu dem seeti ko defar suñuy délégation dem toog ak jàngalekat yi ci biir weer woowu muy weeru mois de novembre bi su jeexee nag te nguur gi àdduwul ci lii ma fi bëgg a lim ci gën a am solo dinañ jàmmarloo ak ñoom ànd ak jàngalekat yi pour won leen ni ñoo ñee nga xam ñoo ànd ak moom ci tappale yi ak ci naxaate bi ak di complot ci turu jàngalekat yi ñun G20 duñ bokk ci loolu te jàngalekat yi bi ñu déggee ni G20 déposé na préavis de grève alxamis bii ñu génn ñoom ñépp kontaan nañ amaat yaakaar ndax seen yaakaar tasoon na léegi nag yaakaar jooju ñun danañ ko jël taxawu jàngalekat yi ànd ak ñoom ci xeex bi won nguur gi ni tappale yi ak yeexital yi am ci li ñu déggoon ak jàngalekat yi dafa war a dakk li ñu déggoon ak ñoom nag lu leer la ca 2014 juróomi at dafa yàgg juróomi at yooyu nag bañ ko déggoog léegi lañ déggoog nguur gi France daal di xëddeen lépp lu ñu déggoon ak ñu da ñoom dara lañ ci def li ci ëpp solo defuñu ko ma lim ci yenn ci loolu ñu déggoo woon benn bi mooy këyit yi nga xam ne moom la jàngalekat yi di jot ñu koy tuddee ay këyit yu wane seen avancement ak année yan liggéeyoon ñu ko war leen koo delloo yooyu këyit nga xam ne mooy tax jàngalekat bi loolu muy ak xam ak yelleefam ñu jox ko yooyu këyit la gouvernement bi téye parce que xam na ne su ko joxee jàngalekat day am lu mu ko amel loolu lañ wax ne na dakk parce que loi bi waxul loolu te waruñoo jaay jàngalekat yi doole beneen bi mooy dañoo amel jàngalekat yi bor bi toll ci téeméeri milliards yoo xam ne yokku na fi parce que ñoom solde ñoo ne woon téeméeri milliards la waaye bañ koy waxee léegi am na ñaari at yu ci tegu te ñaari at yi ay actes yu bëri génnaat nañ donc téeméeri milliards yi teg na ñu ne nguurug Sénégal suñu téeméeri milliards ren da nga ñu koy fay parce que mënatunoo xaar ku am alal bay maye kon war ngaa fay say bor kon nag ñun nan jàpp ni suñ téeméeri milliards yooyu la ñu wax ren ni jàngalekat dañ leen koy fay ci nii wala ci naa wala jàmmarloo bi dana metti beneen bi mooy jàngalekat yi bu ñu demee ba jot seen acte yooyu këyit yooyu ñu leen war a jox bu ñu demee ba dugal ko solde pour ñu jox leen a jot seen xaalis bi dañ koy xàppati ba lépp li nga xam moom la ñu waroon jox dañ koy séddoo ak ñoom donc loolu alal jëloo xam ne dañ koy sàcc ci jàngalekat yi tudde ko ay impôt ñun leen impôt yi jéggi na day wa ne dakk bu ñu bëggee jàmm ñu jaarale ko yoon jàngalekat yi impôt yi ñu war a fay ñu fay ko waaye du ñu war a fay loolu leen ay impôt yu jéggi day wa parce que loolu tegul fenn te ñoom ba léegi mun ñu toog ak ñun ñu wax ci beneen bi mooy ni ñuy fay liggéeykatu nguur gi dañ cee bot di jàngalekat yi ndàmpaay yu bëri jàngalekat yi lañ ci war a am amuñu ko ci ñu ni leen nañ ko tiiri jaarale waat ko yoon lu ci nekk ku ci nekk li ci sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko kon noonee ñuy fayee liggéeykatu nguur gi lañ bëgg ñu seetaat ko kon nag looloot ñun G20 pare nañ pour taxaw xeex ci loolu beneen bi nag mooy lépp li nga xam ni ñun ak nguur gi dañ koo déggoo woon yu ci bari gouvernement bi mi ngi ciy dellu ginnaaw benn bi mooy li ñuy tuddee validation mooy at yi nga liggéeyoon avant ngay doon fonctionnaire at yooyu gouvernement bi li mu déggoon ak ñun mooy doo ñàkk lépp bu dee juróom-benni at nga liggéey ñeent yi dañ la koy delloo ñaar yi nga ñàkk moom la ñuy wax validation aux 2 tiers dañuy li nga liggéeyoon avant ngay nekk fonctionnaire la ñuy séddale ñetti pàcc ñaari pàcc yi yow ñu bàyyee la ko benn pàcc bi nguur gi moom ko waa léegi nag nguur gi actuellement li muy def mooy dalay jox ñaari pàcc yi nga moom ci sa avancement waaye boo demee ba xaalis bi mu la war a fay jot mu ni moom du la jox ñaar benn la lay jox ci ñett yi ñu ne loolu jaay doole la loolu daa war a dakk beneen bi mooy dafa am lu ñuy tuddee gestion démocratique ci tubaab maanaam jàngalekat du fu la neex rek jële ko fa sànni fu la neex loolu lu ñu xeex la ba jot ko di ko dawal boobaak léegi gouvernement yi fi jaar yépp respecté ko gouvernement président Macky Sall ba koo salfaañe léegi nag di jël jàngalekat di leen jaay doole ku mu leen neex affecté ku feebar ñu war laa affecté ñu bañ ku ñaari way dencante yu bëgg a dajaloo pour niñ ko daan defee bu njëkk boole leen pour ñu jege yoo ñu bañ maanaam di xañ jàngalekat yi lépp lu doon seen i droit loolu tamit ñu ne ko na dakk bu ñu bëggee jàmm beneen bi nag mooy loolu ñuy lebal jàngalekat yi muy 5 millions yooyu pour ñu am kër
loolu président yi fi jaar yépp dañ ko doon fay amul benn problème président Macky Sall bi mu ñëwee 2012 ba léegi fayul dara jàngalekat yi wax ju bëri lañ fi nekk mais dara defuñu ko léegi nag ñu ne leen loolu na dakk nañ jox jàngalekat yi nga xam seen këyit génn seen convention nañ leen jox seen juróom million te juróom millions yi mayewuñ ko dañ koy lebale boo ko lebee da nga koy fay waaye loolu ay nguur yi mu fi fekk yépp da nga koo yokk parce que président Abdoulaye bi muy ñëw bi nga woon ci 2 millions moo ko yokk ba juróom kon nag moom bi mu ñëwee léegi yokkul mais waxuma la yokkul mais moom lañ président yi fi nekkoon di joxe sax moom dana joxewu ko ñu ne ko nag loolu mënta ne jàngalekat yi nag lott nañ ci wax ci léegi nag moo tax ñun nañ taxaw fépp ren xeex ak ñoom loolu moo tax yii ak parcelles yi nga xam ne moom ay këyit la yu mu war a jox jàngalekat yi ci Dakar ak Ziguinchor nga xam ne ay accord la yu ñu signé ñu war a jox jàngalekat yi seen i assiette foncière jox leen seen i titre de propriété mooy këyit yi nga xam mooy firndeel fin la jox yow syndicat bi loolu tamit lañ ci waxoon tak ñun syndicat yi dara la ci gouvernement bi respecté loolu dañoo bëgg ñu respecté ko bu ñu bëggee jàmm donc ñun daal lii mooy ci tënk yi nga xam ne mooy jafe-jafe yi rëy yi nga xam ne moom bu ci gouvernement bi taxawee jàmm mën na am léegi nag am na weer moom gouvernement bi parce que ñun déposé nañ suñu préavis de grève maanaam mooy yëglu nañ ni ñun bu weer wi jeexee pare nañ pour xeex ak ñoom léegi nag balaa weer wee jeex li ñu wax ñun waa G20 foofu laay daaneele donc dañoo décider ni dinañ dem ci région yépp toog ak jàngalekat yi parce que jàngalekat yi kenn moomu leen bu ñu demee toog ak ñoom wax leen ni lii lañ bëgg a xeex ren ak yéen bu ñu ci jàngalekat joxee ndigal te liñ déggagun bañ déposé léegi li ñuy wax mooy jox nañu ci ndigal déjà presque mais dem rek gën leen koo leeral moo ci des loolu suñ ko defee nag déglu gouvernement bi ba weer wi jeex bu weeru novembre wi jeexee nga xam ne loolu la loi bi wax ne weer ngeen di may nguur gi bu ngeen déposé seen i ñaxtu déposé nañ ko bu weer wi dee incha allah bu gouvernement bi woowul G20 ñu toog waxtaan te pas def comme G6 di lënkaloog ñoom di complot ci turu jàngalekat yi ñun duñ def loolu ñun bu ñu demee dañuy toog wax ñu lu leer waaye waxtaan wu jurul dara ñun G20 pare wuñ pour def loolu bu ñu demee toog ak gouvernement bi dañuy saafara jafe-jafe yi jàmm mën a am waaye su fekkee li ñu def ak G6 lañ bëgg dajale leen di leen jox ay avantages indus pour ñu noppi ci jafe-jafe jàngalekat yi parce que G6 moom promettre na gouvernement bi ne ren même boo réglé wul problème yi ren grève du am loolu la G6 diggee ak gouvernement bi ñun nag G20 dañuy wax ne jàngalekat yi kenn moomu leen te jàngalekat nee nañ ñu bu ngeen xeexee ci suñuy àq ak suñuy yeleef ak suñuy jafe-jafe ñu ànd ak yéen kon nag dinañ wàcc ci terrain bi wax ak jàngalekat yi lancer suñuy mot d'ordre jàngalekat yi ànd ak ñun ñu jàmmarloo ak régime président Macky Sall mu régler jafe-jafe yi wala nag ren lu mu ci bañuñu ko ci. xam nga boo nee guillotine mooy kuttu bopp ñu ko xamee ci régime Europe yu doy waar ñoomin Staline ak ñoomin Tito ak ñooñu ñoo ko daan def loolu maanaam da ngay yore sa askan doo xalaat pour di indi tontu ci la ñuy laaj mais da nga naan que ne képp ku wax rek moo kuttu boppam wala bépp liggéeykat buy ñaxtu ñu génnee ko réew mi wala ñu sàkkal ko pexe ñun G20 dañu ne que ne loolu ba mu amee nit ñi ñoo am dégg-dégg ne menaces yi la mais jàngat bi ñu ci am mooy groupe bi ñuy wax G6 ñoom ñoo compromettre seen bopp pour que saborder lutte bi parce qu'en réalité li ci amoon mooy jàngalekat yi dañoo amoon engagement bu rëy jàngalekat yi dañoo taxawoon jàngalekat yi mobilisé wu ñu xëy yeewu bés signé benn yokkute ci protocole 14 ñu ne waaw d'accord nguur gi yokk na nguur gi dem na ay effort ñun bàyyi nañu moo tax ñuy leeral ñun suñu xeex suñu combat nekkul pour yàq l'école bi mooy suñu l'école mooy suñu bérébu liggéeykaay mooy suñu teraanga liñ ci bëgg mooy képp kuy jàngale nga mën a xam ne que ne am nga nekkin wu baax am nga bérébu liggéeykat bu sell am nga dëkkuwaay bu sell am nga payoor bu la mën a tax nga mën a yor sa njaboot mën a fay ay facture courant mën a fay facture ndox mën a am foo xamante ni daa ci suturloo loolu aussi lenn rek moo ko mën a joxe mooy nga taxaw fulla ak fayda pour xeex ko te xeex boobu aussi gannaaw jàngalekat bi ndongo bi ñuy wax ne moom moo tax ñu sàkk école mais ndongo bu dee da nga ko yóbbu ci l'école boo xamante ne setul l'école boo xamante ne comme li xew barki dem Tëngéej dégg ngeen ko l'école boo xamante ne soo amoon say xaar sax doo leen néeg a dugal ci biir
mais xale boobu mënoo dugal ci moom xam-xam bu ko mën a jëriñ ëllëg pour mu mën a taxaw réew mi moo tax suñu xeex bi ñuy xeex mooy lenn rek moo ñu tax a jóg mooy l'école du Sénégal dem ca kanam ñu mën a am produit yoo xamante ne fu ñu ko teg ci àdduna bi ñëpp xam ne ah Sénégal bi dafa am njàngale la mais suñu xalaat musul ñëw ci yàq école bi saboter école bi jàng bañ fay am loolu musul nekk suñu xalaat di suñu xalaat bu mukk G20 daal li ko tax a jóg mooy Sénégal mën a am l'école bu baax boo xam ñëpp dañ ci mën a gis seen bopp daje nag kuréelu G20 ne def ñu dénk ne bu ñu amee ay revendication ñu am ñuñ ko dénk ñooñu yóbbu ko ñun ñooñu ay xuusmaa ñàpp lañ leen considéré te ndaw si ci boppam dafa war a péeteem yow bu dee dañ la ne yow yaa war a tëddee njaaxaanaay pour ay liggéeykat ak seen i ñi leen di liggéeyloo déggoowuñu yaay leen di dajale pour ñu mën a waxtaan yow ngay wut boo koy faral dem na si sax ba seen yenn naataangoo yi bu ñu jëlee kenn si ñun nee nañ ma que ne moom da leen di woo na leen bu leen jiw diw ndax bokkul si ñu am représentativité xam nga loolu aussi bu fekkente ne defar moo la tax a jóg loolu doo ko doxee moo tax tey jii ñu ngi jooy le doyen Youssoufa Wade mi nga xamante ne ba mu yoree kuréel googu mat gu sëkk la wane njaaxaanam ci képp kuy liggéeykat képp ki nga xam te da nga amee jafe-jafe mais ndaw si fépp fu ñu ko wane pour justifier budget am day nekk di ratatati jàngalekat yi lii la jàngalekat yi laa la fekk amul dara loo xamante ne mën na ko indi si dialogue social wala loo xam ne mën na tax ba liggéeykat yi mën a waxtaan seen biir mën a déggoog nguur gi donc ñu bëgg mu téye làmmiñam ci loo xamante ne amu ci dara lu mu ciy dogal bu ci amoon lu mu ciy dogal defe naa ne que ne du ñu dem ba négociation muy négocier nañ ko jox parole wala duñ ko jox parole donc dañ ne ay la yéwoon bu dee nguur gi bëgg na am saafara ci yëngu bii ñuy waaj na wut keneen ku mën a nekke suñu interlocuteur ku dul Innocence Ntap mi nga xam daa wane PTM te dafa waroon tëddee njaaxaanaay ci nasaraan je voudrais me prononcer sur la dernière sortie de madame Innocence Ntap Ndiaye du dialogue social du Haut Conseil pour le dialogue social. Vous savez, quand on est une autorité qui occupe un poste aussi stratégique, on devrait avoir une posture de neutralité. On ne peut pas avoir un parti pris pour un groupe. Allez jusqu'à même appeler certains de vos confrères pour leur dire ne tendez pas vos micros à tel ou tel autre parce que tout simplement ils font partie du groupe dit représentatif. Je crois que ça ne devrait pas être son rôle dans cette affaire. C'est pourquoi nous la récusons entièrement et totalement, considérant qu'elle est inapte à mener le dialogue social dans notre pays. Et aujourd'hui, il y a lieu de nous souvenir du doyen Youssoufa Wade, qui, au moins lui, avait une posture qui nous permettait d'avoir un dialogue social sincère dans ce pays. Mais malheureusement, celle qui occupe ce poste aujourd'hui est en quelque sorte celle-là qui catalyse même, comment dirais-je, les foyers de tension. Parce que tout simplement, elle voudrait justifier les fonds, le budget qui lui est alloué. Et c'est malheureux. C'est pourquoi nous l'appelons à la boucler. Elle ne peut pas s'immiscer sur un problème qu'elle ne maîtrise pas. Elle ne détient pas les clés de la solution. Elle n'a qu'à se taire sur nos activités, sur tout ce que nous sommes en train de mener comme combat. Parce qu'elle a montré son incapacité totale à gérer les problèmes du dialogue social. dafa am programme bu ñuy déroulé depuis 2011 mu tudd curriculum de l'éducation de base programme boobu moom moo nekk en cours dans le CEM au niveau de l'élémentaire ñu gis ne programme boobu noonu ci ni ñu koy doxalee am na ay manquements yu nga xamante ne bii c'est noté am na ay recommandations yu ñu defoon jëbal ko le gouvernement du Sénégal pour que gouvernement bi redresser manquements yooyu mais booba léegi gouvernement bi waxu ci jàngalekat yi dañ leen a placer devant les élèves avec des difficultés pour ces manquements non comblés ñuy jàngale di dem avec beaucoup de difficultés contraintes yooyu ak li nga xamante ne bi moom moo nekk ci curriculum boobu loolu moo tax ñun comme suñ préoccupation mooy li ñu itteel mooy njàng mi ak njàngale mi jëm ci kanam parce que nag dañoo nekk doomi sénégalais ay sénégalais lañ parce que nous avons une double responsabilité nous avons responsabilité professionnelle ak responsabilité citoyenne donc lépp luy jëmale njàng mi ak njàngale mi kanam loolu ci les G20 di taxaw ci loolu la ñuy dox loolu moo tax ñu ne curriculum boobu nañ ko auditer évaluer ko pour ñu xam exactement ñu càmbar ko xool les difficultés pour que ñu tegg ko pour que njàng mi ak njàngale mi jëm ci kanam beneen mbir mi aussi mooy le FAEC c'est le fonds d'appui aux examens et concours kenn ku nekk xam nga ne ay milliards la fonds boobu di dajale at mu nekk te amul kenn ci Sénégal ku mën a xam fonds boobu ni ñu koy utiliser depuis ñaari at dañu ne élève bu doon def CFE da nga daan joxe juróom fukk tey ñu jël benn arrêté ne élève buy présenté au CFE ñaar téeméer ngay joxe da ngay jël ñaar téeméer multiplier ko par le nombre d'élèves yi présenté au CFE c'est beaucoup de centaines de millions ñu ne élève bu daan présenté au BFM
da ngay daan joxe 500 francs tey ñu ne élève buy présenté au BFM da ngay joxe 2000 francs jëlal 2000 multiplié par le nombre d'élèves au BFM tout de suite le calcul est fait bépp enseignant buy présenté wu au CAP da ngay joxe 10 000 le concours de recrutement des élèves maîtres tout candidat qui se présente da ngay joxe 10 000 loolu lépp bu ñu ko dajalee te c'est des milliers de candidats mu nekk ay milliards nga xam ne gouvernement bi par le biais du ministère de l'éducation moom moo koy gérer te amul benn nit koo am accès ci loolu ñu jàpp ne comme xaalisu contribuable sénégalais yi la xaalisu askan bi la xaalisu njàng mi ak njàngale mi la xaalis boobu képp kuy sénégalais war nga xam nu ñu koy utiliser ak fan lay dugg parce que paquet bi nga xam ne depuis 2013 moom la gouvernement bi di dérouler dans le système dafa am benn composante bu am maanaa bu ñuy tuddee la transparence comme gouvernement moom moo dugal transparence ci biir programme bi ñun en tant que organisation syndicale dañuy exiger à ce que loolu gouvernement bi jëfe ko qu'il y ait la transparence pour que ñu xam sénégalais yi xam xaalis boobu ñuy dajale fu muy dugg fan la ak laka lay jariñ